avec Ablaye Wade problème ba tax mu jógee fa créer partem sénégalais yi nag mënoon nañ ko wax ne ko ñun wóoluwuñu la parce que yow mënoo nekk ci Ablaye Wade pendant 8 ans ci gouvernement yam mosoo wax ne dafa bon def fa 8 ans génn na dafa bon te da ngaa xaar ba am ak ñoom problème nga soog a génn wax loolu sénégalais yi buñ doon beneen peuple boo xamante ni peuple bu mûr lañ konoon duñ ko fal waaye xëy na culture yi ñoo bokkul ndax sénégalais yàlla dafa def moom bëggul victime bëggul kuy toroxal doomi aadama même boo bokkee woon ci système ba suñ la toroxalee rek ñoom dañ lay mujj faral te loolu moo tax ñun ñu fal ko ñun sénégalais yi ñu ci ëpp donc moom bi mu nekkee ci biti lu nekk dénoncé na ko di menacer di def ay promesses naan gouvernance sobre et vertueuse su ngeen ma falee sama du ma impliqué sama benn membre famille ci gouvernement bi du ma signer sama rak mukk décret di ko fal 7 ans ngeen ma faloon waaye c'est pas normal 5 ans laa koy def dem ci rencontre yi solennel yépp CEDEAO Union africaine ba ci Nations Unies wax ko fa ñëpp applaudir ko ne kii moom c'est un exemple de la démocratie ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen reddition des comptes la patrie avant le parti yooyu yëpp ay slogan am la woon mu créé woon ko ñëpp kontaan ne vraiment Macky Sall daal am nañ ci moom yaakaar quoi kii daal ku ko jox réew mi vraiment li ñu doon dund 1960 ba léegi muy dictature bi nga xamante ni mooy am toujours ku falu am doole jàpp nit ñi di leen dóor di xañ nit ñi seen ay droit xam nga yooyu yëpp mu ko doon kaas bi ñu doon interdire marche yi tamit moo nekkoon na arrêté Ousmane Ngom bi jëloon na mer gàddoom mooy basang yu ndaw yooyu noonu mais dafay dem place de l'indépendance dem tëdd ji foofu noonu kon waa ji daf ñoo wor maanaam dafa wor sénégalais yi képp kuy sénégalais rek wor na la kon haute trahison la def haute trahison boobu noonu mooy li nga digaale woon ak sénégalais yi wax leen ko sur ces bases là moo taxoon ñoom ñu jox la réew mi nga ñëw jalgati yépp sànni fële di def lu la neex di def sa ay règlement de compte di def népotisme bi nga doon xeex démb ne moo amoon ci temps yi Ablaye Wade nga indiwaat ko dóor doom làq doom ku àndut ak yow ku ci mel ni Khalifa Sall da nga koy jàpp dem comploter ak sa ay juge ak sa procureur de la république wala soi-disant procureur de la république def répression ci kawam yóbbu ko kaso ba pare dem ubbi sa enquête tey jii sa rak dugg ci scandale bi nga xamante ni bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi scandale bu rëy nii masul am ci histoire du Sénégal li nga njëkk a def mooy dem grande mosquée nga xamante ni discours boobu noonu c'est un discours solennel nekk une tradition boo xamante ni président bu fi jaar dañ koy def boo baax de salaatul iid soit mu nekk iidul kabir wala iidul fitre korité wala tabaski da ngay julli ba pare nga def discours adressé ko sénégalais yi baaloonte ak ñoom àq oote jàmm waaye bi reportage BBC bi génnee wane scandale bi moom affaire bi daf ko choqué parce que xam na ne weeru na te affaire bi nekkul lu ndaw mu génn utiliser ay baat yoo xamante ni man pour man ci sama xalaat bu gàtt président de la république warul génnee loolu ci kàddoom mu ne ay naafeq ak ay rambaaj loolu du waxu président de la république ba pare moom moo nekk le père de la nation war a tëddee njaaxaan naa yemale ñëpp parce que nous sommes dans une république te république xamul frère xamul cousin xamul yaay xamul doom xamul nijaay xamul jarbaat xamul maam
ñi la fal jox la réew mi ñoom ñoo yow yaay seen papa maanaam yow yaay le père de la nation dangaa war a tëddee njaxaanaay comme ndey ji seex yamale ñépp l'homme qu'il faut à la place qu'il faut amut par parloo waaye malheureusement loolu la def te loolu ñun rusloo nañu trop. Aliou Sall nekkul koo xamante ni doomu yàlla la comme ni ma koy waxee ibnullah ba kenn du ko laal nekk intouchable wala mu nekk doomu yonent bi ibnu rasul loolu amul. nee naa leen ibnu rasul sax bu doon dund tey jii su defee lu mu warta def dinañ génn wax ko dëgg parce que doomi aadama rek lañ koy jàppee waxuma laa nag koo xamante ni nit simple nga comme ñun ñi waaw ñun ñëpp dañuy dee ñu takk ñu jël tissu bu gën a ñàkk solo ci tissu yi nga xamante ni kenn du ko sol di ko demee ngénte wala di ko demee takk muy perkal laxas la ko yeew sa tànk yi yeew sa loxo yi gas suuf si nga xam ne bu la laalaan nga faxas ko gas ba mu xóot dugal la ci biir ñu suul la foofu kon inna akramakum inda allahi atqaakum kenn gënul kenn ku dul ku gën a ragal yàlla waaw ku nangu nag ñu gën la nag nga nangoo nekk suq wala nga nangoo nekk jaam kooku sa affaire la mais ñun moom ñun duñ nekk suq kenn waaw duñ nekk larbin wu kenn tamit waaw am na nag sénégalais yoo xamante ni gëmuñ seen bopp chaque jour ñu wax ko gëmuñ tamit intérêt général bi ñoom lu ñu gëm mooy intérêt crypto personnel loolu la ñuy dundee mooy ne kii mooy président de la république kii mooy rakam kii mooy soxnaam ñoo yore nguur gi ñoo yore xaalisu askan wi léegi dama leen di défendre pour ñoom ñu may jox ci xaalis bi sama affaire di baax man ma fàtte yeneen sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci situation boo xamante ni c'est une situation précaire précarité boobu noonu sénégalais yi di dund ñun dañoo bëgg a bokk ci ñi nga xamante ni ñooy nekk seen avocat nekk seen soldat di leen défendre seen intérêt parce que ay alalu àdduna yii nii du dara dafay jeex dara yàggut te dee moom à chaque fois mën naa ñëw li yàlla wax rek bal ta'tihim baxtatan suy ñëw dafay bette waaw bu leen di dikkal dafay leen di bett moo tax kon daf fi lu ñaaw wala wax fi lu ñaaw jaru ko te man pour man lu gën a wóor mooy nga féetee ak sa askan féeteeg ñi nga xamante ñoom ñoo gën a sonn féeteeg ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàcc seen xaalis chaque jour di ko détourner di ko yóbbu ci ay paradis fiscaux féeteeg ñi nga xamante ni dañuy am cancer am benn radiothérapie ci Sénégal ba Sénégal daj féeteeg ñi nga xamante ni dañuy am insuffisance rénale te duñ mën def dialyse dañuy rang-rang bu gudd boo xamante ni balaa seen tour di egg si ñoom ñu dee féeteeg étudiants yi nga xamante ni seen bourse pour ñu jot ci c'est tout un problème te ñu nekk ci nguur gi seen doom yi amuñ problème mu bourse amuñ problème mu xaalis duñ jàngee sax Sénégal ñu ngi jàngee France wala Canada wala États-Unis léegi sax dañuy dem ba Chine ci université yi cher di fa jàngee donc kon ñun ñooñu la ñuy défendre ak jigéen ñi nga xamante ni dañoo nekk ci àll bi sonn amuñ maternité suñuy accoucher ci ay charrette la ñuy accoucher ak mortalité maternelle bii am nga xamante ni sa doom dafay juddu rek dee ndax manque de moyens manque de plateau médical ak maire yi nga xamante ni ñoo nekk ci région yi ñu teg leen fa ñu nekk fa defuñ fa dara bàyyi dëkk ba salté comme suñ dëkk ba Kaolack tilim le minimum muy di bale mbedd mi sax di déboucher canal yi wala di ko fatt ak di ko protéger loolu rek mënuñ ko wala taal ay lampadaire ñun askan woobu noonu ñoom la ñuy kaasal askan bi nga xamante ni seen xaalis benn groupe une bande association de bande wala association de malfaiteurs waaw ñoom ñoo toog
def seen benn groupe di séddoo xaalisu sénégalais yi ñun ñooñ la ñuy kaasal ñun mais ñun nekkuñ ñoo xamante ni ñun ay marionnette lañ ñu ñuy fay xaalisu sénégalais yi ñuy dem ci réseaux sociaux yi wala ñuy dem ci rajo yi wala ci télé yi di défendre loo xamante ni gëmuñ ko mais dañ koy def parce que dañoo soxla xaalis dañ ñoo ger te waxoon naa leen ne leen ñoom instant bi seen stratégie lenn la dañoo bëgg a orienter débat bi def ko débat politique. Le débat n'est pas un débat politique mais c'est un débat citoyen, c'est un combat tamit citoyen waaye du combat politique. ñoom nag dañ ko bëgg a def débat politique def ko combat politique lu ñëw rek dañ koy politiser parce que ku sa bopp toj sa xam-xam jeex te ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm seen gémmiñ dafay nàcc parce que nit ñi dañ leen a jekku. am na nag ay journalistes yu bari yu nekkoon Sénégal vraiment di wax ci affaire bi. Sonko daan na ci wax Clédor Sène daan na ci wax Baba Aïdara États-Unis def na ci ay investigation yu am solo Pape Alé Niang même chose xam nga patriotes yu mag yooyu noonu ma leen di nuyu au passage ak ñeneen Adama Gueye journaliste boo xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu pétrole ak yooyu daan na ci wax waaye sénégalais yi dégloowuñu leen woon comme ni ñu leen waroon dégloo. ñu bëri nag maa leen dégg ñuy wax naan lu tax BBC ñëw rek wax rek affaire bi am ampleur mais BBC wax dëgg yàlla nañ waxante dëgg ñun bëgg nañ Sénégal trop bëgg nañ suñu rajo yi bëgg nañ suñu télé yi waaye nag li ñuy wax naan xëyu 404 ak ngontu avion du benn 404 bu xëyee avion gont avion ci yoon bi la koy bàyyi comme ni koy suñ mbokk yi tamit di waxee Angleterre ak Pompiteer du benn. BBC c'est une très grande chaîne de télévision am rajo yépp ba pare ils sont crédibles amul dara lu leen jaral ñi ñëw di wax ay waxu caaxaan léegi nag ñu bëgg a orienter débat bi ci ne dafa am ay gars yu nekk bitim réew ñoo bëgg a ñëw taal réew mi jaxase réew mi fii luy taal réew mi amu fi. dafa am benn scandale boo xamante ni rakki Macky Sall ñuy wax Aliou Sall daf cee dugg jël alalu Sénégal jaay ko séddoo ko Frank Timis loolu lañu wax ne nañu ko leeralal fii amut ay affaire ay jaxaseeg ay seytaan yooyu amut dëgg la dañoo gis dëgg di laajte dañoo bëgg ñu éclairer ñu ci mbir moomu noonu que la lumière soit faite loolu lañ bëgg na leer mais affaire bi du ay affaire ay débat politique ay dañoo contre Macky Sall fu mu nekk nii ñu ngi former seen ay gars maanaam dañoo jël ay mercenaires ci journalistes yi ci animateurs yi ak ñoo xam dañuy def ay people xaw ma genre yooyu noonu ñoo xam ne kenn calculé wu leen mënuñoo wax dara lu nit ñi dégg ñooñu la ñuy jël ngemb leen instant bi ñu dem ci réseaux sociaux yi pour di xas ay Ousmane Sonko di xas waa aar lu ñu bokk te ñooñu ndeysaan dañuy défendre intérêt sénégalais yi mais instant bi ñoom dañoo bëgg a satal seen waa ji ki ñu faral muy Macky Sall bëgg a faral tamit rakam parce que Aliou Sall mooy Macky Sall altine la ak talaata bés doxul seen diggante ma nga rakk lañ te scandale bi Aliou Sall dugg kan moo ko ci dugal magam moo ko ci dugal parce que bu magam nekkutoon président manul am privilège yooyu noonu nañ waxante dëgg kon li ko dal ni magam la moo tax nag ñu bari jóg fu mu nekk nii képp ku bokk APR wala nga bokk Benno Bokk Yaakaar te jógoo wax rek jàpp nga ne yow waa ji dana wax ne kii bëgguma wala kii défendre ma su ngeen takkee rajo yi nag ñun danañ takk rajo yi parce que gënul leen ñoo rëy làmmiñ te dàqu leen ñoo wax waaw yéen débat bi fi ngeen ko bëgg a orienté ci ay wax yi ñaaw ay xasante ñun waxuñ kenn xasante wu fi kenn waxu fi wax yu ñaaw kenn waxu fi waxu politique Macky Sall nee nañ fal nañ ko ci élection yi passé nii donc day continuer pour 5 ans day continuer 5 ans yi mu gérer mais ñun dañoo bëgg affaire yi leer affaire yu pétrole bi Frank Timis ak Aliou Sall lañ bëgg Aliou Sall génn leeralal ñu ko loolu rek la mais waxuñ ko mu génne ay kaamil di waat am na sax ñu wax ne waa Sénégal dégg naa ñoo bind ne affaire bi montage la quoi te loolu gars yi ils sont capables de tout
attan nañ def lu nekk parce que gisoo mukk ñu génnee ko muy waat ñu jël ko gros plan da ngay gis ñu génnee loxo bi nii mu teg kaamil bi ñu jékki-jékki jël ko gros plan mu wax yooyu yëpp mën na nekk montage pour tour lëndëm sénégalais yi parce que am na ay sénégalais yoo xam ne jot na leen a convaincre ça parce que am na ñu génn ñoo xam ne ay célébrité lañ naan waaw sa waay waat na ci alxuraan kon ñun mën nañ ko gëm te ñooñu ñëpp xam nañ nu mu demee dafa am fu ñu jaar ak ñoom pour wax loo leen pour ñu wax waaye ñun ñooy soldaaru askan wi ñun ñooy défendre askan wi ñun ñooy avocat wu askan wi ñun nekkuñ avocat wu Macky Sall nekkuñ avocat wu gouvernement Macky Sall wala Aliou Sall ñun Sénégal la ñuy xeexal ñun sénégalais yi su fekkee nag yéen dañ leen di utiliser daf leen marionnette di leen manipuler jox leen xaalis na leen dem leen ci réseaux sociaux yi saaga gars yi xas leen dénigrer gars yi maa leen di wax ne leen débat bi du foofu débat bi Aliou Sall la ñuy laaj mu leeral xaalisu pétrole bi Kayar offshore Saint-Louis offshore bu ñu jël dafal leen ci décret ñoom moo Frank Timis ñu jël ko jaayaat ko Cosmos énergie ak BP ñu yónnee leen xaalis loolu lañ bëgg ngeen leeralal ñu xaalisu sénégalais yooyu lañ bëgg ngeen leeralal ñu ko te bàyyi xaste bi saagante bi ak buy waa aar la ñu bokk di marche ñu naan ay xawma ñun bëgg Sénégal xawma sax ñu tudde man sax bëggu aar sama réew xawma di contrecarrer débat bi du foofu de débat bi c'est simple xam nga lan la Aliou Sall nañu leeralal alalu Sénégal gi mu jël jaay ko séddoo ko ak benn tubaab boo xamante ni du sénégalais sénégalais yi nekk foofu di sonn di souffrir lekk ñu naanuñu nañu leeralal loolu lañ koy laaj affaire bi du ci ay waat ak ay c'est-à-dire waat comme neex nga waat chaque jour nga dégg nit na billaahi wallaahi talaay te day fen politique bu salte bi ngeen def ngeen di bàyyi débat bi du foofu débat bi ñun owuñu leen ci ay xasteeg ay saagante fu mu nekk nii démb ñu ne dañuy jéem a toroxal Ousmane Sonko tey li ko waral yëpp mooy affaire yi pétrole bi affaire Aliou Sall moo tax ñu def loolu de Ousmane Sonko dem assemblée nationale jël parole ñoom ñëpp ñu buude loolu c'est une honte pour une république c'est une honte pour le Sénégal jël ay nit fal leen yóbbu leen assemblée nationale ñu war a joxe le bon exemple seen moroomu député seen nawle di wax parce que àndut ak ñoom ñu jóg di buude loolu rafet na ba pare ñu leen di fal ñun di leen yóbbu assemblée nationale pour lan ñu leen di jox ñu leen di yóbbu assemblée nationale di leen jox majorité est-ce que ñuy mérité nañ di dem di défendre population sénégalaise bi di leen kaasal Sénégal nañ yeewu ñu xoolaat suñu bopp ñu xool ñu ñuy fal yan façon nit la ñuy fal ñàkk xorom ñàkk personnalité comme ni ko Aïcha Diallo waxee seen moroomu député taxaw di wax seen doom yi di leen seetaan ñépp di leen seetaan ci àdduna bi en direct parce que da ngeen am règlement de compte parce que moom day wax dëgg parce que dafay laajte ñu leeral pétrole bi bind ci livre di mener combat citoyen nga xam ne mooy devoir am léegi ngeen bëgg a orienter débat bi def ko débat politique te débat bi nekkul débat politique yéen gàcce ngeen ci Sénégal yéen waa Benno Bokk Yaakaar majorité bi gàcce ngeen ci Sénégal parce que mënu leen di jiite réew ba pare di def yëfu ñàkk xorom yi ak yëfu ñàkk fayda yi nii dem ba assemblée nationale nekk représentant du peuple du ngeen sax représentant du peuple waa majorité bi représentant du président lañ waaye noonu lañ leen mën a tuddee parce que peuple bi ñoom ñoo leen fal seen nawle député jóg di wax ngeen naan da ngeen koy jéem a toroxal fii combat politique amu fi il faut ngeen xam loolu combat politique amu fii combat citoyen moo fi am lenn moom dinañ leen ko xamal su dee rëy làmmiñ gënu leen ñëw rëy làmmiñ nekk nañ ci jamono joo xamante ni bokkul ak jamono ji nga xamante ni Senghor moo fi nekkoon RTS rek nekk fi Abdou Diouf nekkoon fi RTS rek nekk fi instant bii waxuma la rajo privé waxuma la télé privé mais yàlla daf ñoo suturaal ci jamono jii ñu toll lu gën a gaaw rajo gën a gaaw télé muy internet di réseaux sociaux yi moo fi nekk da ngay wax léegi 3000 personnes déglu la
ci tàng-tàng bi wala ñu seetaan la da ngay gis koo xamante day wax am ay 1 million de vues loolu ci internet nga xam mën a amee kan moo am ban 1 million de personnes ñoo am jot toog di seetaan télé rawatina ak Sénégal. Je n'ai rien contre les télévisions du Sénégal et les radios du Sénégal mais je dis la vérité am na nag ay journalistes yu bari yoo xamante ni ils sont corrompus jënd nañ leen pour ñuy défendre régime bi am ay wéykat yoo xamante ni xam nañ ni musique bi doxatul te sax malheureusement ñoom mënuñoo wéy kenn du leen déglu léegi ay mercenaires lañ leen def di leen jox xaalis ñuy dem di saaga waaye da leen saaga di wax seen ay wax yu ñaaw ñun ñuy défendre askan wi ñun ñooy avocat wu peuple bi à chaque fois dinaa fàttali ne débat bi ak combat bi c'est pas un combat politique mais c'est un combat citoyen te loolu dinañ ko mëne heure bu ngeen génnee wax ñun danañ génn wax parce que ñun suñ xaalis bu ñuy gañe ñun dañ koy bëgg a gañe ci ngor ak dignité mais pas xaalis boo xamante ni xaalis sénégalais yi la ñu corrompre la pour ngay ñëw di fen di wax loo xam ne gëmoo ko maanaam da ngay défendre rek président pour ñu jox la xaalis yow te pourtant président boobu du fi nekk éternellement kooku daf fiy jógee 5 ans dafa nekk dara 2012 ak léegi loolu comme démb ci man du fi Abdoulaye Wade jógee te def na 7 ans instant bi kon 5 ans du dara adduna bi lépp gaaw man 2000 sax du dara bi Abdoulaye Wade di jël pouvoir bi. kon fii nii ku fiy def na nga def lu rafet parce que dara yàggul te Macky Sall ak waa këram ñoom ñoo la gën a xam ne ñoom lu ñu ji moom la ñuy góob ils vont récolter ce qu'ils ont semé luñ ji yëpp danañ ko góob incha allah danañ leen yóbbu justice instant bi nag ñoom ñoo yore nguur gi te seen soi-disant procureur boobu noonu fëseenewul pour affaire bi leer bi mu bëggee affaire Khalifa Sall leeral na ko bi mu bëggee affaire Aïda Ndiongue leer autosaisir nu def lu nekk def ay conférence de presse di menacer di xaste di def lu nekk moom joué wul rôle procureur mais moom Macky Sall la teewal foofu noonu donc waaye xam nañ ne lu mu yàgg-yàgg dina jeex am na ay juges yoo xamante ni tamit ay complices am lañ mooy ñi nga xam ne ils sont pas crédibles nangu nañ ñu jënd leen mais boo demee ci justice sénégalaise bi di nga fa fekk des juges yoo xam ne dañoo digne am lu ñuy bañ ku ci mel ni ay juge dem gis ngeen ne bi mu demee ba xam ne justice bi dafa démissionné moom il a démissionné parce que nee na c'est la justice qui a démissionné moo tax moom mu démissionné kon genre nit ñooñu ñun moom lañ soxla ci Sénégal nit ñu am ngor ñi nit ñu am dignité ñi waaye nit ñoo xamante ni ay riba lañ leen di jox ñu koy lekk seen biir yi di néew yi ñu koy jox seen njaboot fii butunuhum naaran si seen biir yi safara moo fa nekk su eboo ñu xam ko bu baax a baax ñun nag ñun kenn mën nañoo jënd ñun waaw ñun duñ ay bétail duñ xar duñ nag ba ay nit di ñuy fay nañ ñu jox ay nañ génnee ay milliards teg ko ci table bi ba xam ndax ñun duñ défendre askan wi ñun askan wi ñun mooy suñu lépp ñun askan wi la ñuy fi teewal ñoom la ñuy défendre seen ay intérêt la ñuy défendre maa ngi lancé waat appel une fois sénégalais yi na ngeen yeewu leen bu baax a baax gis nga gars yi ñu jël nii formé leen ñi dugg ci live jàmbur yi di saaga maa ngi gis ay nit ñoo xam ne ñu ngi nekk nii di saaga mais duñu leen faale yéen mënu leen ñee tere wax xam nga wax ju ñaaw moom amul benn njëriñ ñun duñu wax ju ñaaw ñun dañuy wax ci yar ak teggin défendre suñu askan parce que ñun loolu moo ñu tax a jóg te loolu mooy suñu devoir ñun nous sommes pas corrompus ñun kenn fayuñu xaalis pour ñuy dem di wax yoo xam ne gëmuñ ko wala ñuy défendre l'indéfendable da leen dugg ci live bi di saaga nit ñi di xas xam nga saaga du taxaate mais ñun suñu devoir dinañ ko def heure bu ngeen jógee wax ñun danañ jóg wax ñu xool suñu wax yi ak seen wax yi ban moo ci yenu maanaa ak ban la ci askan wi di déglu waaw kon ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon incha allah ci yeneen live di leen fàttali rek na ngeen partager vidéo yi bu baax a baax ndax mu àgg fu mu war a àgg
sénégalais jot ci yeewu xam ne nous avons affaire avec des voyous xam nga te dañoo war a jóg xeex affaire bi waaw combattre ko kenn ku nekk ci côté boo mënee rek na nga jóg nga fight nga xeex waaw te bañ a xool sa intérêt personnel waaye nga xool intérêt sénégalais yi parce que sénégalais yi sonn nañ te amuñ chance président ba léegi amaguñ président boo xamante ni mooy président qu'il faut boo xamante ni dafay ñëw li askan wi yëpp bokk mu teg ko leeral ko nit ñi xam ñoom gis seen bopp ci li nga xam ne moom lañ moom waaw tey jii boo demee Kédougou Sabodola ñi fa nekk tey pour ñu am saako ceeb sax c'est tout un problème te or ba ñu ngi koy exploiter ci seen suuf ña nga sonn ba bëgg a dee pour nga gis fa xale bu góor bu fa nekk di liggéey di mën a liggéey ci usine bi sax c'est tout un problème waaye dañuy def exploitation clandestine su ko defee léeg-léeg ñu gas ba mu yàgg affaire bi màbb seen kaw ñu dee xam nga loolu dafa métti te loolu yëpp ñu ko yóbbee mooy ay njiit yoo xamante ni baaxuñu ay njiit yu bon ñoo xamante ni dañuy sàcc seen alalu askan dañuy wor seen askan dañuy fen seen askan te loolu il est temps ñu xeex ko mu dëñ élection yi passé nag occasion la woon pour ñu fight ko def nañ si nag lu ñu mën def nañ suñu devoir waaye nag dañoo am ak ay bandi affaire waaw loolu moo tax ñu def seen benn association boole ci seen ay juge ngemb ñépp pour ñu jàppale leen seen candidat mën a jàll pour système bi mën a continuer waaye système bii ci su fekkee 5 ans yi sax dina àgg bu 5 ans yi jeexee foofu lay yem te loolu ñoom xam nañ ko bu baax a baax te suñu wàccee dinañ leen yóbbu justice dinañ leen àtte danañ leen tëj ci kaso bi comme ni ñu ko defee seen adversaire politique yi te joteewuñu ak ñoom dara waaw donc ñu ngi ñaanal suñu Lions yi tey ci seen 3e sortie bi tey ci Coupe d'Afrique des Nations seen diggante ak Kenya ñu gagné ko di leen encourager di leen gën a ñaax wax leen ñu gën a am jom parce que football rawatina compétition Coupe d'Afrique jom la rek waaw jom la dem ba jeex boo gisee ay Cameroun ak ay yenn dëkk yi ñoom Nigéria wala naar yi ñu koy mën di jël à chaque fois mooy ne ñoom bu ñu ñëwee jom la ñuy footballé parce que ñoom soo jëlee tey naar yi ñu ci ëpp duñ indi sax ay professionnel xam nga duñ indi ay professionnel ñu ci bëri ay locaux la ñuy indi te suñ ñëwee dañuy ñafe ba gagné koroog suñ diggante ak Algérie koroog noonu la demee waaw daanaka Mahrez presque moom moo fay professionnel bu mag ñu ci des ñëpp ay locaux la ñuy nekk wala ñu nekk ci yeneen dëkk yi nga xam ne bon football demeewu fa noonu comme ay Qatar wala feneen ak feneen te bu ñu ñëwee dañuy wane jom ak fulla te ñun à chaque fois dañuy tuddal ay professionnel ay Sadio Mané ay Moussa Wagué ñu ngi nekk ci club yu mag te bu ñu ñëwee rek déception toujours moom la ñuy am waaw di leen encourager nag ñu gën a góorgóorlu rayante ñafe xam nga te ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee suñu ay bête noire muy naar yeeg Cameroun Nigéria Ghana ñooñu nga xam ne ñooy suñu ay bête noire ay Côte d'Ivoire ak yooyu ñu fexe heure bu ñu dajeeg ñoom ñu relever défi bi fexe ba dóor leen ñoom parce que à chaque fois heure bu ñu dajeeg ñoom rek ñëpp dañuy décourager man moom premier match bi pronostiqué naa wax na 2-0 yàlla def mu tombé xam nga mais deuxième match bi mu ñëwee amu woon yaakaar parce que dañoo tudd Algérie rek sama fit bi na tëf mooy comme bu ñu ne Cameroun la ñuy dajeel rek wala ñu ne Nigéria la ñuy dajeel parce que dafa am équipe yoo xam dañuy am bête noire te ñun loolu boo war a nekk suñ combat ñu xeex ko bu baax a baax kon ñu ngi leen di souhaiter bonne chance ngeen génn ci Kenya su ko defee nag ñu dem ci 8e de finale yi après yàlla suturaal ñu daal suñ mënee jël ko bi ñu jël ko suñ ko mënul jël tamit ñu xam ne yàlla moo ko dogal ñu leen jox rendez-vous beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah